ginnaaw bu ñu ginnaaw bu ñu sant yàlla beneen yoon Yaramas taxaw na jàngat gis ne génn nañ ci élection yi si jàmm ngàcca ngalaama askanu Sénégal leen doon xaar ci ñoom mooy génn nañu voté massivement génn nañu voté ci dal génn nañu voté ci yar génn nañu voté wane ne comme lañ laa doon xaaree ñu jëfee ko loolu nag Y'en a marre mi ngi ciy félicité boppam di ci félicité suñu sénégalais yëpp ndax moom it Y'en a marre ba léegi def na campagne parrain pour que xale yi wuti carte defaat na parrain pour xale yi jëli seen carte bañ ne ba ci élection yi def na wàllu askan wi pour rek fexe ñaax ndaw ñi ñu génn wote ji ndaw ñi nag bu ñu wotee génn ba toll ci 66,23% maanaam téeméer boo jëlee téeméer ci réew mi juróom-benn fukki ak juróom-benn ak xaaj dem nañ wote ji loolu Y'en a marre mi ngi ciy félicité ndaw ñi di ci félicité boppam di encouragé aussi liggéey bi nga xam ne moom def na ko ci. waaye gis nañ ne aussi élection yi ni mu demee noonu la ciy ñuul loolu yëpp lu mu rafet la ciy ñuul mooy processus électoral bi yëpp ni ñu ko teniree dalul xel. ndax gis ngeen ne def nañ fi parrainage defee ko noo xam ne amul benn waxtaan ndax bu fekkee ne njaaraama Sénégal mooy waxtaan ba juboo amul woon ci parrainage bi nañ ko defee tax na ay candidats yu bëri bokkuñu carte électorale yi gis nga ni mu demee xale yu bëri jël ñu jot seen carte bureau de vote yi ñu changé ba tax na ñu bëri bésu élection bi mënuñu wote ji loolu yëpp nekk ay ŋàññi yoo xam ne opposition bi ak société bi wane nañ ko ba wane sax ne am na ay bureau de vote yoo xam ne kenn xamul fu mu nekk loolu yëpp bokk na loolu moo nekk li nga xam ne mooy lu ñuul ci soow mi waaye dañ ne loolu yëpp bu amee nguur gi fi nekk au lieu que mu jéem a xool nan lay def ba saafara jafe-jafe yi nga xam ne sulli nañ ko te nit ñi di ko xaar ci ñoom nekkuñu lu dul nekk di jàpp ay nit di tëj boobu ba léegi ñu ngi jàpp waaye ku jégi ñu ngi jàpp képp koo xam ne ànduñoo ak yow bokkuñoo ak yow xalaat ñu jàpp di tëj ci kaso gi ñooy tëj yooyu nag dañ ko war a dakkal ndax dañ nekk ci état de droit boo xam ne kenn ku nekk am nga droit wax sa xalaat ak doxalee ni nga foog ne noonu nga gisee réew mi war a demee état warul warul bi ko war mooy mu encadré leen waaye du ku nekk ku wax rek mu jàpp ne ràpp tëj loolu dafay gën a yee fitna te gis nañ ne élection yi indi na fi loo xam ne buñ ko toppee ba ci biir mën na indi yee fitna ci réew mi maanaam ñi nga xam ne dañuy wote ngir dañoo bokk fii dañuy wote ngir dañoo bokk ci biir dëkk dañuy wote ngir dañu bokk ci biir tarixa wala dañuy wote ngir dañoo bokk ci biir xeet maanaam pël lañ wala tukkuleur lañ wala joolaa te loolu baaxut ci réew loolu bu ñu ko toppee mun na yeewal fitna ci réew mi ñu ne li état yi li ko war mooy mu fexe nan la mun a fajee góom yooyu waaye du jàpp nañu tëj ci kaso gi ñëpp ñum jàpp na leen bàyyi ci nu mu gën a gaawee parce que dañu am droit am seen liberté am droit wax seen xalaat bi mu demee bàyyi leen ba pare te nag def li nga xam ne moom lay sénégalais di xaar ci ñoom depuis 2012 ba léegi sénégalais yi ñu ngi xaar ay 500 000 emplois ndaw yaa ngi xaar ñu utal leen liggéey 2012 ba léegi sénégalais yi ñu ngi xaar am justice boo xam ne du wegu ci exécutif bi dañuy moom seen bopp total 2012 ba léegi sénégalais yi ñu ngi xaar lu mel ni yenn réforme yi nga xam ne comme par exemple parrainage bii nga xam ne def nañ ko ba pare te mu ngi indi coow ñu indi ci toog waxtaan ba mu gën a leer nit ñi xam nañ lañ ciy demee ñu ngi xaari ñu defar lu mel ni aussi kenn question yu mel ni environnement kenn du ciy wax gis nga poussière mu bëri ci dëkk bi ñu jóg ci jëmbataat garab yi ñu toppatoo nekkin gi ci réew mi donc question yooyu noonu yëpp nga xam ne ñi ngi koy xaar ak fichier électoral bi aussi indi na coow ñu def ci toilette yu ñu war a def ñu lijjanti loolu liggéey boobu nga xam ne sénégalais te lañ leen di xaar xale yaa ngi am ñàkk yenn xale yi gis nga ñu ngi rey xale yi ci réew mi amuñu kaaraange foofu lañ leen di xaar ñu sàmm askan wi ba kenn du mën a jël xale di ko rey bay sànni ci ay paquet ba koy def ci ay saako ceeb di sànni yooyu fa lañ leen di xaar ñu indi kaaraange ci réew mi indi kaaraange ak naataange épanouissement ñi feebar mën a faju nit ñaa ngi feebar amuñ fu ñu fajoo
ndaxte waa jàngale waa yëngal gësam ñu ngi grève saa su ne ba xale yi sax mënatuñu ñàkk yooyu pare leen di xaar moo gën ñu nekk fii di toppanteek a daggasanteek ak a jàpp nit ñi di ko tëj kaso. loolu yëpp nag bu ñu ko waxee ba pare Y'en a marre mi ngi yëgale ne moom dina def lël ndax saa bu ñu demaan ba jamono xew Y'en a marre dafay toog jàkkaarloog boppam xool boppam xoolaatat doxalinam xool juróom-ñetti at yi mu doxal lan moo ci ay force lan moo ci ay faiblesse lan la war a xool lu war a sooxe xoolaat boppam aussi ña koy waxal ndax dañuy ñi fi nekk nii ñoo ko di ko waxal ndax dañuy war a changé waat bureau bi changé ña koy jiite changé ña ca ndaw ña xool esprit yi ndax dañuy continuer wala maanaam Y'en a marre ñoo toogaat ci boppam ndax mu gën a xoolaat taxawaayam ci juróomi at yi di ñëw lël boobu dina am le 23 ak le 24 mars bii di ñëw incha allah boo xam ne buñ ci jógee danañu dégager suñu feuille de route xool naka la ñuy doxalee ci at yi di ñëw loolu daal moo yemboon moo nekkoon ci gàttal li ñu fi dajale tey. Merci. Aziz. Non, am na ay question. Ah, question dañ koy jël si wala. waaw rapidement. lu jëm ci scrutin bi man ci pare gis nañu ñeenti candidat yi nekk ci opposition bi ñoom dañoo taxaw ne mais d'accord ñu ci résultat yi waaye duñu dugal recours yéen ban jàngat ngeen am loolu beneen wax boo xam ne am na mooy maanaam sànq yaa ngi wax vote régionaliste yeeg ethnie yeeg ñoom seen yeneen du nguur gi kese parce que am na yeneen politiciens yoo xam ne tamit ñoom am na boor boo xam ne dañ demoon jox ne ñoo fii samay mbokk la ñuy maa ko moom est-ce que yéen tamit ñooñu lan ngeen leen di wax lu jëm tamit ci waxu troisième mandat bi ban gis-gis ngeen ci am ndax am na yenn baat yoo xam ne taxaw nañu teem a commencé wax ne loi mën na ko mooy président ñett yooyu rek. premier loo bu njëkk bi man dama jàpp ni bu kujje gi ne duñu def recours leen di koy wundu lenn parce que c'est peine perdue maanaam xeex bu ñuy ñàkk la bu ñu fàtte ni kujje gi dañoo mës a def recours depuis 2012 ci ay yuy xew mais musuñu am maanaam tontu boo xamante ni jëlee nañ ci ndam moo tax bii ñu ne jaru ko xeex bu ñuy ñàkk la ndax fan ngay defi di recours conseil constitutionnel gis nañ ni lu neex Macky Sall loolu lañ koy valider fan ngay defi recours bu dee ci Demba Kandji lu neex Macky Sall la koy defal fan ngay defi recours le procureur Bassirou Gueye lu neex Macky Sall la koy defal ban instance boo xamante ni dafa am indépendance moom nga mën a defi recours dëgg kese la dëgg la ñu wax te noonu laa jàppee ni foofu la ñu waxee amuñu confiance ci instance ak institution yi nga xamante ni ñoo fi nekk pour àtte pour war a mun a aar ki nga xamante ni mooy ki ñàkk doole mais dañu jàpp ni suñu institution yi ki am doole ba pare la ñuy topp la ñuy nekk saa su ne di ko dooleel moo tax wax dëgg yàlla ak yooyu ma comprendre leen ci seen loolu. bon xam nga à part question boobu beneen bi mooy yaa ngi wax ci vote ethnique dañu seetlu ne élection yi aussi dafa ubbi benn bunt boo xam ne bu ñu ko gaawul a tëj mun na yee fitna ci réew mi ndax kujje ci politique dafa war a nekk rek naka la ñuy fexee ba réew mi gën a jëm kanam waaye kujje ci politique waxta féewale sénégalais yi kujje ci politique warut a xaaj réew mi ba nga xam ne ñi nga xam ne dañoo dëkkee fii fee la ñuy far ñu bokk ci biir tarixa far fële ñu bokk ci biir xeet maanaam pël la wala joola xeex far fële loolu bu amee ci réew rek mun na indi ay jéey yu mag a mag ndax gis nañ ne ci biir Afrique dëkk yu bëri looloo ko taal loolu nag dañu ne ñoom ñëpp a responsable ki nga xam ne moom ci njëkk a responsable mooy le président Macky Sall mi nga xam ne bi mu ñëwee ba léegi nit ñi ngi wax naan ah dañu war a wàññi nag Ndoko Bandum bi ci réew mi am na sax keroog Alioune Sall mi ngi mën a am na Ndoko Bandum léegi am na benn version en joola xam nga loolu bu commencé génn ci réew rek am nañu jaaxle war na mën a indi jaaxle ndaxte gis nañ ne dafay taal réew yu bëri te loolu bu xasee ba jóg comme fitna fay ko dafa jafe donc ñoom ñëpp ñoo responsable ñu nekk ci suñu élite politique bi yëpp ñoo war a xoolaat seen bopp ñoom ñoo war a nekk à la hauteur des enjeux ñoom ñoo war a bañ sénégalais yi féewaloo donc loolu moom amul sax ma xaar ma yàlla te ñun nag suñu responsabilité mooy continuer di artu continuer di reeteet continuer di ko fàttali sénégalais yi ndax loolu fitna boobu bañ a buntu boobu ñu teel ko tëj ginnaaw homme politique yi kilifa diine yi aussi am nañ ci benn responsabilité
je pense que lu ñu dimbali boobu ba léegi mooy amul benn xalif général boo xam ne mun nga ne moom da cee nekk dafa far wala dafa def lii déedéet souvent ci entourage lañ koy organiser. donc gis nañ ne xalif généraux yi aussi ñun bu fekkoon ne mu am nañ seen nopp dañ leen wax ne ñu jug wax ngir réew mi gën a sax di nekk benn ndax ngir réew mi gën a sax parce que ñoom bu fekkee ne dañuy utiliser seen tarixa yi wala ñu utiliser li ñu doon pour ay politique ñoom xam nañ ne ànduñu ci ndax ñi samp tarixa yi loolu taxutoon ñu jóg yàlla ak yonent bi moo leen taxoon jóg ak doomu aadama yi nekk si jàmm moo leen tax a jóg waaye nekkoon pour ay wala ak kuje politique. donc ñoom ñun am buñu jotoon seen nopp danañ leen wax ñu dimbale ñu gën cee wax ngir ñu tëj buntu boobu ñu gën a gaawee mais encore une fois de plus les responsables ce sont les hommes politiques ils sont tous responsables ils sont tous coupables comme disait l'autre. beneen affaire troisième mandat xam nga ay satan bi nga wax ne moo ko wax ndax coroon koy ñu ngi koy soulever léegi dañu ne moom def ne sax loolu buñ ko defee dina tax ñu économiser suñu kopparu réew mais dañ ne économiser kopparu réew bi bu ñu ko bëggee def moom mi nga xam ne dafa bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar tey dafa war a xool ñoom xaalis alal gi ñu génnee ngir élection réew moo xam ne xale yaa ngi dee ndax ñàkk kaaraange xale yi ñàkkuwuñu ndax waa ñay liggéey ci paj mi ñu ngi grève boo demee ci hôpitaux yi boo demee tey ci hôpitaux yi même bu ñu defee ay couverture médicale boo demee ci hôpitaux yi léegi dañ lay bindal sax ordonnance su Sénégal nga xam ne hôpital la ko waroon am nga ñëw mu piqûre la dañ lay bindal ordonnance sax coton nga xam ne hôpital la ko waroon am hôpitaux yi ñu ngi faible ñu ngi ñàkk liñ liggéeyee ba nga xam ne fii nga mar fi naan ndox bu baax ndox bu potable dugal ci àll bi nga xool ndox bi ñuy naan nga lekk fi ni mu waree xale yaa ngi ci mbedd mi nekk ci affaire taal nga xool suñu environnement poussière bu mu bëree enjeu yaa ngi fi ne gàññ ñoom ñu am capacité wu génnee milliards yi ni mel ngir élection c'est indécent rafetut xam nga daf français def naan le premier contre-pouvoir man benn borom xam-xam bu ko wax mu ne le premier contre-pouvoir d'un homme politique c'est son scrupule et son scrupule se fonde sur des convictions et des valeurs maanaam nit ki li ko war a mun a téye mu bañ a def yenn yi mooy jombale ñoom waroon nañ jombale seen bopp génnee milliards yi yëpp di jox nit ñi ka tasaare ak def ci ay photo ak ay bus ah boo xoolee président Macky Sall kenn moom demee ci Pikine nekk ci car bu mag boobu nga xam ne car yi sax duñu koy gis ci suñu réew askan wi néew doole nekk ci suuf amuñu lu ñu lekk moom mu nekk ci bus climatisé distance boobu am rek loolu dañ ne c'est indécent war nañ ko jombale seen bopp buñ buggee yàqatal alalu réew mi nañ commencé rationaliser alal bi ñuy def ci campagne ngir falu nañ wax ci jafe-jafe yi ñu wax nii sénégalais yi ñuy dund nii mu jafe ndox mi di manqué ba léegi gis nga ndox mi bu ñëwee day coupé bëccëg ubbi guddi bu ñëwee ndox ma day xomaat doo xam loo koy naanee doo xam loo ciy def loolu moo gën ñuy indi ci débat wu troisième mandat ndax ñun troisième mandat pour ñun Sénégal romb na ko ba pare donc wax ci jafe-jafe yooyu noonu loolu mooy enjeu wu mandat bi et Macky Sall pour une fois Thiat wax na ko léegi comme nañ ko fayoon pour juróom moo ne woon day def juróom mu jigi mu jël juróom ñaar mu laajaat juróom Sénégalais jox ko woy comme jeexal na kañ na xool nu mu def ba génn ci histoire fexe ba réew mi am ay taxawaay yu dëgër justice bi moom boppam comme ni ko Sénégalais yi buggee ku feebar faju xale yi am liggéey suñu économie mun a delluwaat ci doomu Sénégal yi loolu la ñuy xaar ci moom waaye du ñëw rek ñu indiwaat ñu ci débat wu kii dafa war a nekk candidat wala kii dafa dinaa nekk président wala ñun ñi ñoo war a fat dañuy dem defi ay élection législative avant waay élection dañ ko fàtte ba ci kanam ñu toppatoo soxla askan wi d'abord balaa ñuy indiwaat ci ay débat wu naka la ñuy reconfigurer suñu majorité ba fexe ba mat assemblée ak yooyu nañ ñu yërëm ngir yàlla nañu yërëm askan wi nga xam ne na leen ñu génn vote gi si jàmm ak dal nañ leen yërëmande ñu bàyyee ñu seen coow politique yooyu nga xam ne en tout cas ñun waa Y'en a marre loolu mooy ci suñu àq danañ continuer di reeteet bu ko laajee danañ continuer di ñaax askan wi bu ko laajee te kon dañ leen wax ngàcce ngalaama bu leen kenn tuutal ndax tuuti wuñu ndax bu leen suñu démocratie soxla wane nañ seen bopp. yaa ñaari laaj. Aïssata Thiam askanu élu damaa gis ne depuis ba élection yi passé ba léegi ex-président Abdoulaye Wade jusqu'à présent dafa depuis benn réaction lan lay gisee taxawaay par rapport. Vraiment, je pense qu'il faut savoir tourner l'histoire. Il faut savoir tourner la page. Honnêtement, il faut savoir tourner la page. Réew mi bu doxoon nu mu waroon doxee ndaw ñi ñu war a yor réew mi
magum 90 ans bu continuer fii léeg-léeg mu ne dañooy taal dëkk bi léeg-léeg mu ne du ma ko taal léeg-léeg mu xaw a noppi pour dimbali kenn ñun lu ci suñu yoon c'est une histoire passée lu Wade war a wax Karim na ko ñëw waxante ko fii ci réew mi ñu jaamaarantoo ndax mooy moom lañu moro moom mais Ablaye Wade mag la nañ ko may mu noppalu ko ngir yàlla bu ko may jàmm bu ko may boppam ñun may nañ ko jàmm. président bi day prêter serment en avril boo amoon question ñu koy posé avant boobu loo koy laaj. Lamarana loolu mooy li mu fi wax yëpp askan wi yaakaar bi ñu am bu mu tas yaakaar.